ayca gannaaw ba mu nuyoo sama mbokki mool yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñu teewlu sa biir géej. yor seen portable foofu am na réseau. nuyu nañu mën nañ jàpp. yow yaay seen leader liste moom rek de la TV ñun mool yi dañoo am. yow moom. voilà. correct dina la woowee. correct lu ma bokkuma ci liste bi. bokk. man jaratul ngeen may blâmer wala di ma sanctionné. ñu waxal ci dëgg nag jàpp leen ci rek dañuy doog a door. ayca nuyu naa leen bu baax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir géej di nuyu. sama mbokk ya nekk sa Tëngéej ñoom ñëpp ba leen nuyu bu baax nag ak ña nekk sa Xombol. ñu door ko yéen kay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci la nga xam ne moom la ñu doon waxtaan sànq mu mel ni it ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoñ baaraam ci mbir mi Fatou Astou Soxna mii ña nga xam ne bu ñu demee ba def enquête xam ne ñii ñoom ñoo sooke mbir ya bi yeboo ñu xam ne kon caabi dana leen féete ginnaaw loolu nag njortees nañu ko directeur bu hôpital bi déjà moom tàmbali naa jot wàllam ndax El Hadji hôpital lu El Hadji Amadou Sakhir Mbaye directeur hôpital bi aca ñu dem ma continuer ma doxal aja hôpital directeur hôpital El Hadji Amadou Sakhir Mbaye moom jot nañu tekki ndombal tànkam comme jot nañu tekki ndombal tànkam procureur bi it jamono ji moom interpellé na kii di Abdoulaye Diouf Sarr 8 agents yu nga xam ne dañoo impliqué soo mayul nag dinañ leen placé en garde à vue ndax jàppale ne tey jii tamit dañuy continuer li nga xam ne moom mooy déglu gi ndax tàmbali woon nañu ko tey jii kon dañ leen di continuer déglu bi laaj bu am solo ngeen def sànq Mamadou Fofana mu ni où sont passées les 6 importantes décisions du président Macky Sall xam nga ne président Macky Sall bu ñu waxee jël nañu mesure recommandation décision loolu yàgg nañu ko dégg waaye problème mooy suivi xam nga jël décision yomb na waaye fëgg ci table yi ngir ñu mën koo topp yi ñu jëfe ko loolu transformer la vision en acte loolu problème Sénégal décision moom à chaque conseil des ministres ñu jël décision ay recommandation mais nag pour ñu appliquer mooy doon problème ñi ko wala appliquer la moo tax duñ ko appliquer ay cuune lañu waaw wala ay cuune lañu wala dañoo xamul li ñu leen dénk wala mission moo diis si ñoom lu mu ci manti doon en tout cas nit ñi ngi laaj modernisation du service public ani juróom benn décision ya nga xam ne président Macky Sall tegoon naka ci table ji conférence yi tàmbali waat na de ci weeru koor gi xam nga ne nag programme yi ñoom El Hadji Mamadou Mansour ñoom am nañ lii seen période la ñoom ñi def conférence yi waxtaan yi waaw ma nag ndax dox na wala doxul ren dox na wala non Mansour du conférence mais man na def waxtaan El Hadji man nga def waxtaan damay dem Cité Takko ñu lay laaj waa Cité Takko Rufisque waa Cité Takko dañ lay laaj xam nga Cité Takko sama sœur fa la dëkk sama grande sœur Mariette Ndiaye voilà Cité Takko Cité ñu jàll ci les échos dafa ñëw ba tey ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ak daan ya nga xam ne teg nañ ko si njiit la tekki nañu ndombal tànkam directeur ba kon dàq nañu ko ministre Abdoulaye Diouf Sarr tey jii nag dana wax bu waxee war naa wax bu waxul war naa wax kon nag na wax Abdoulaye Diouf Sarr par force by force donc personnel bu soo moytu dañ leen di suspendre procureur bi nag nee na moom du bàyyi mu sedd lépp lu mu laaj dinañ ko ci def ngir nag ñu xam fu dëgg gi féete Guy Marius Sagna nee na tekki ndombal tànk bii de saupoudrage la rek ay dóor la kese pour bëgg a coow li fay mais wax ji nañ ko wax ay calmant la ay doliprane la rek la ñuy jox askan bi parce que demande sociale nee na wax ji moo di fu mu nekk nii hôpitaux yi ci boppam ay medd lañu bu nëb ba tàmbalee xeeñ donc xeeñ gi laal na fépp ku si nekk bi nga jot wàllam ci dose bi Yacine looy de di nga ko xam soo bare assistance sociale dafa war a doon foofu moom ne bu ñëpp defee ni moom tamit bu def jëndi abandon de poste bi waaw mais bu ñëpp defee ni moom tamit fan la sant bi di jëm tamit lii ku ko wax abandon de poste lay def rek waaw moom aussi ci la bokk yi doo xamante mais moom assistance sociale war a taxawu ñi nga xam ne mooy way tawati waaw léegi ña ngi la affecté demoo nga toog Ndakaaru gi ñu dugg kaso di génn ñu si kaso bi mën na leen assister comme moom day dugg di génn di ndaataatala ay ñu tudd affaire luubal ak njublaan benn colonel bu laar na gi nag boo mooy moom it ma la wax ne nekk na ci guddi yu ba setagul benn colonel bu l'armée bi ndax albinos yi maanaam suñu bokki puuna yi ñoom ci boppam nee nañu lu toll ci 33 millions la jël sa ñoom benn colonel de l'armée mais jox nañ sax ay initiales yi mooy MSFM moom nee nañ albinos yi si boppam ñoo koy tuumaal ne kon ronki na si ñoom fanweeri millions ak ñett procureur de la République mais colonel bu ñuy wax bi sax nee nañ ca palais ba la bokk
moom am na ñu ko njëkk a bind. colonel de l'armée bi. mais ca pale ba la bokk loolu nañu waxoon. waaw yow moom gumba boo ko saraxalu fi doo ko bàyyi wax yàlla waat ñoom puune yi ñoom 33 millions yi ndax xajul si ñoom produit yi ñuy utiliser rek dafa metti 33 millions. nañu waxante dëgg nag ayca ñu dem ci bés bi yéen a kaay E-Media ñëw na ba tey ci benn confrontation bu nga xam ne am na dina am tey jii diggante Adji Sarr mi ak kii di Ndeye Khady Ndiaye ñoom ñaar maanaam Adji Sarr ak njaate gi ba woon confrontation dana am jëm ci mbirum Sweet Beauté ak nag Adji Sarr Ousmane Sonko procès boobee main tendue de Macky Sall le oui de Barthélémy mu mel ni kon président Macky Sall tàllal na loxo kii di Barthélémy Dias maire bu Dakar daka tàllal loxo ngir ñu liggéey ci Dakar daka tàllal loxo ngir ci wàllu politique lu mu ci manti doon en tout cas kii di Barthélémy Dias waxul waaw waxul déet am na peut-être am na foo nga xam ne ni daal des na yëngal gaañ ñu ngi koy xoolaat hôpital bu Louga Le Dantec jàmbat li def fu mu nekk nii ma ne sañ ñu wax ne boolu jàmbat lu fees dell la nag ci hôpitaux yépp kër docteur fu mu nekk nii boolu jàmbat lu fees dell la ñu fi nemmeeku ndax foo sa dem dafay metti yaram ak màggat la l'info dafa ñëw ci Malick Gakou waayu Guédiawaye gi ak bu Mamadou Fofana waaye Guédiawaye gi la ñu wax de parrainage yi emploi des jeunes situation du pays l'info ñëw na ci ak waxtaan wu yaatu mu sekk ak kii di Malick Gakou nee na nag bu fekkee yéen majorité présidentielle bi nee ngeen dajale ngeen 100 000 ay parrain 100 000 signatures ba noppi it ñu gis ne local yi dañu leen dóor kon nag seen 100 000 signatures yooyu ñun tax yëngaluñu bougé wu ñu maître loolu boo leen ko waxee seen bopp ngeen di nax ndax nag terrain bi ñun xam nañ ne askan wi la ñu àndal yéen ay parrain ngeen di dajale waaye ñun ay électeurs la ñu am Malick Gakou loolu la tontu jëm ci li nga xam ne rek moom mooy mbirum parrainage yi ñu ñëw ci source A dafa ñëw ci ay cantines yu nga xam ne dañu ko sanc sa Kër Massar ay cantines yu nga xam ne dafa nekk si wetu benn juma waaw bu nga xam ne dañu fay julli jee waaye nag kenn du mën a dégg ndax musique ba ñu fay def mbalax ñay julli du ñu mën a teewlu te leen julli dama faa ndax teelu dal ak teey waaye nag ñoom kenn du mën a dégg ndax bu ñuy julli fii mbalax baa ngay jot ca wet ga te seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel donc nag gis nañ yéenekaay bi foofu la dikk rapport produit par la direction de la santé mu mel ni it instant bi gaañaa nga ca liggéey ba ci li nga xam ne moom mooy enquête bi waaye président Macky Sall fa gën a stable ji nee na faw ñu moderniser li nga xam ne moom mooy bëri ju fajukaay yi am na benn information jox ma ko juste appel à la une source A ci kaw. Samuel Sarr non à côté 152 malades de VIH nga ne porté disparu. waaw baax na. nee nañu am na téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñu nga xam ne ni dañoo amee jàngoroy Sida. fu mu nekk nii ñu ngi ci biir dëkk kenn tegu leen gën. ay góor ay ban région réer nañu si attention il y a danger dans la région de Fatick. waaw waruñoo cité Fatick xam naa nag fu mu nekk boo cité dëkk bi. ay góor ñoo ay jigéen. ah kenn waxul. dañ ne des malades rek 152 malades. mais mënuñu réer parce que am sida moo si tax ñu téye la. hospitalisé la dañ lay bàyyi nga génn. di jël ay am na nombre bi. dañuy dem ñooy dañu nekk ci nit ñi. c'est-à-dire la mooy disparaître mel ni ku jógee. bu ñu waxee disparaître c'est parce que xam nga da ngay dem ay rendez-vous dem jël say garab. respecté wu ñu fu mu nekk nii mën ngaa ñi fi am na ñoo xam ne ñi nga am sida ñoo ñu gën a wér ñun ñii parce que man dañuy am jabar am ay doom te seeni doom du am sida. da nga gis couple bu nga xam ne jëkkër ji dafa am sida jabar ji am sida te seen doom. non VIH parce que dañuy jël ak sida mooy dernière option bi c'est-à-dire mooy boobu moom amul retour c'est-à-dire que y a de fortes chances que ñaari mari taali nga dem ndox ba. par contre VIH mën nga traité wu. boo jëlee traitement bi du caagi ne da ngay wër deux étapes. du caagi ne da ngay wër mais jàngoro bi moo dul développé fa mu nekk fa lay nekk. ñi dafay nekk ku nekk dans le coma donc doo wàll kenn. bu fekkee yaa ngi respecté garab yi léegi ñoom ñi waroon dem nag. kenn lañ gisatul def na fi victime ba bàyyi de. kana. mën nga sida ak i garabam def na fi victime ba bàyyi moom it. waaw sida moom it. antirétroviraux. ñu dem ci affaire Astou Sokhna mu mel ni kon nag jamono ji li ñu teg loxo jëm ci directeur hôpital bi nga xam ne dañu ko dàq tekki ndoom ba tànkam dafa mel ni dañu bëgg nëpp affaire rek waaye coow li du lii sëb la ko bënn ma nga ca biir donc bu ñu yem rek ki tekki ndombal tànk ki nga xam ne moom mooy directeur bi ñu jàll ci Sud Quotidien quand les hôpitaux font peur am na ñoo xam ne hôpitaux yu bari yegg dee la ñu ko tuddee da ngay yegg rek dee parce que da ngay dem pour dee hôpital ndem si yàlla. waaw hôpital ndem si yàlla parce que ñoo ko wax sànq Le Dantec bi xam nga ne hôpital ndem si yàlla la parce que boo amatul ndox
amoo courant kon looy liggéeyee réanimation ña fa nekk soxlawuñu courant. bébé yi nekk ci couveuse yi soxlawuñu courant. nee nañ ñoom courant ba am matatul waaw. Mambay am na benn kilifa colonel Massamba Diop. mu ne. moom nekkoon na fi directeur hôpital de Dantec. colonel Massamba. Massamba. jàmbaar. Guéri après mu dem Ibrahima Niass. disponible mën a liggéey il communique. ba pare wuu. macha allah mais bind na téere. la santé au Sénégal de 1960 à 2010. à 2010. moom ci boppam moo bindal téere bi. thérapie de choc pour un hôpital malade. c'est important. voilà hôpital Le Dantec moom nee nañ ñoo ngi phase terminale. Et merci au président Doudou Wade qui m'a rappelé ce livre c'est vrai que lire. président Doudou Wade ñu koy nuyu bu baax. le quotidien nee na vétusté manque de matériel et de moyens. Le Dantec fu mu nekk moo ngi phase terminale ñoom ci boppam nee nañu sax fu mu nekk ni wóoratul ndax dinañ amal seen i activité ndax duñ arrêté seen i activité ndax nag wax fa dëgg ne xalaat situation ba fa nekk hôpital boo xam ne amoo courant amoo ndox màgget na ba jéggi dayo amoo douche bu amul ndox kay soxla woo wanaak parce que curtage bi nga xam ne dañ la ko war a defal sax après dañuy soxla ndox amaana yow booy ñëw yaay gàdduwaale yow booy ñëw pour am doom boo xefee yaay gàdduwaale sa butéelu ndox àndaale ko pour ñu mën la cee nettoyer boo pare donc hôpital boobu président Macky Sall neen ñu moderniser yeesalaat na njëkkee Le Dantec ndaw lu ñaaw naka njëkkee Le Dantec président Macky Sall sabre le directeur et 8 agents cueillis hier par la police tey ji lañ leen di war a dégluwaat tey ji si alxames yi donc dañ leen dégluwaat si vous invalidez nos parrainages il n'y aura pas d'élection ay kàddu la yu Malick Gakou ci Vox Populi dikk na ca moom Malick Gakou nee na bu fekkee ñoom seen i parrainage yi dañ ko invalider bien boobu ñu xam ne élection kenn du ko tëgg fii ci réewum Sénégal en tout cas affaire yi comme te nag boo njëkkee daal say avantage c'est la ëpp teel leen a dem demal la veille wala nga dem ñaari fan avant rang toog comme revine mbay day niñ naan def Mimi Touré nii fa de mais Mimi Touré mënu fa nekk une semaine avant man dama koy jaral bi boobu na leen ko jaral ñoom ay ja Bougane Gueye Dany ñu tudd ko ci mbiri Adji Sarr weddi na nee na xamul ku jigéen ki xamul Adji Sarr xamul sax ku ko xam donc nag nañu ko sa kaccat yoonam nekku sa moom Bougane Gueye Dany moom la ñuy tudd ci mbirum Adji Sarr nee nañu ko sa kaccat yoonam nekku sa xamul Adji Sarr xamul sax ku jigéen Adji Sarr ay waxu picc la ay waxi kasaw la moom moo ko wax ñu jeexaleex fa la ñuy jeexalee Yacine ñu dem ci l'Observateur jeexalee foofu oui non les parcelles dans l'affaire des bébés calcinés xam ngeen ne kon mbiru Astou Sokhna mi am na lu ko jiitu mooy bébé yi nekkoon sa diggeer te ñu lakk ndax 1 an d'instruction juge deuxième cabinet bu tribunal bu Louga moom jamono jëf requalifier les faits homicide involontaire la ñu ko tuddee du coup ñi nga xam ne ñoo nekkoon sous contrôle judiciaire les 3 agents de santé yi mënees nañu wax ne dinañ leen juger correctionnel le 25 mai prochain affaire bi am na 1 an correctionnel voilà affaire bi am na 1 an bi bébé yooyu décédé ak léegi ñu ngi ci mbir yi ba léegi si dossier bi sous contrôle judiciaire ñu sa tudd si lañ nekkoon du coup affaire Astou Sokhna mi donte nee nañu bëgg nañ affaire bi nekk fast track est-ce que du traîner comme bi parce que bii tam am na 1 an ba tey gaañaa nga ca mais nag dinañ ko jugé correctionnel jàpp nañu date le 25 mai prochain la ñu ko war a gëstu saytu ko ngir xam nag na wàll di mu jeex yi gëtam. merci beaucoup Mambé heure bi jot na Mamadou Fofana dañuy jàll si xibaar yi léegi de non c'est bon mënoon na ñàmba sànq ba tey information bu am solo waaw après nga joxe ko voilà aywa dañ jàll si xibaar yi jaajëf Mambé jaa ngeen jëf mbokk yi li gën a fees si bopp xibaar yi mooy Fatou Astou Sokhna mi nga xam ni sanction yi mu ngi commencé di wadd ndax ki nga xam ni moom mooy directeur l'hôpital ba di Amadou Gaye Diouf moom dàq nañu ko lu mooy loolee itam daañu continuer ci enquête bi commissaire central bu Louga mu ngi ci enquête bi jamono ji ngir kat def ay investigation ci ñi nga xam ni seen ay responsabilité ak seen càggante fis na ci Fatou Sokhna soosule dinañ wax itam ci li nga xam ni mooy ministre bi matuwaay yi nga xam ni wala conseil des ministres ak matuwaay yi nga xam jël nañu ko ni ki démb développement ci diwaanu Kolda ni ki itam recasement wu marchand ambulant yi système sanitaire bi bokk na ci ñetti tomb yi nga xam ni waxtaane nañu ko démb bi présidence toogee ak ay ministre sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mbuub yéen a kay lañ koy ndax keppeek Mantoulaye ci bundooye Fram Fàcce gi ak Mambay Ndiaye